président de la république Macky Sall di joxe ndigal luy màggal ak lu dul màggal ku ne xam na liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def ci cité religieuse yi muy kër diine yi waaye ku ne xam na tamit yitte ak dayoo ak li nga xamante ni liggéey na ko jëmale ko Touba. autoroute Ila Touba bi doyoon na ci exemple wax nga ko léegi forage de rabattement yi ci diir bu gàtt te damay dégg sëñ Mountakha di fàttali ni li tax mu gën a jàpp président de la république Macky Sall mooy lépp loo xamante ni toq na ci noppam ji yitteem du toog mukk lu dul ni saafara na ko te amul lenn loo xamante ni mus naa toq ci noppam jóge ci Serigne Mountakha te président de la république Macky Sall saafara woo ko de fàttali nga ko léegi muy wax ju am solo daaw bi ñuy toog fii xamuñu woon lan mooy li indi ndox mi di yéeg ba demoon na ci armeel yu njëkk yi demoon na ci daaray kaamil demoon na ci kër sëñ Mourtala demoon na ci kër sëñ Saliou demoon na ci kër sëñ Saliou xam naa ne boobu sax Serigne Cheikh am na liggéey bu mu fa doon def jëmale ko ci keesu Matlabul Fawzeyni waaye ndox mi dafa ball ba mu mujj arrêté woon ca jamono yooyu fondation bi ba yegg jàll ci marché Ocass waaye jàll ci mbal président de la république dal di joxe ndigal ministère de l'eau et de l'assainissement waaye wax tamit ñëpp ñoo xamante ni ñoom ñooy service su état bi ni nañ dal di taxaw ba dem Touba def ci ay jàngat def ay analyse xool lan moo tax ndox mi noor ak nawet muy nekk ci ay kër nga xamante ni loolu jotewul dara ak taw bi am na ñu bëri ñoo xamante ni ndox mi dafa nangu woon seen kër ba ñu génn ko te lii may wax nii ci jafe-jafe yi nga xamante ni amoon na Touba ba yegg ci kër Serigne Saliou jamono yi noor la woon du nawet bi loolu amee ba service technico état bi yëpp liggéey ci la ñu gis ni ndox mi dafay jóg foofu yëpp ndox mi dafay jóg mu mel ni dafa am déeg bu nekk ci suuf te xamuñu lan moo ko waral bi nga xamante ni ñi seen xam-xam màcc ci loolu nekk ci état bi xalaat nañ ci ni liñ ci njëkk a gën a mën a def mooy li ñuy wax forage de rabattement maanaam ut bënn ay teen yoo xamante ni dañ koy manq di génne ngir ndox mi gën a jëm suuf te loolu bu amul woon tey bu tawee Touba xañ na kenn du fa xaj kenn du mën a am fenn foo jaar loolu dafa nekk benn ci li nga xamante ni mën naa ko joxe ci tegtal ci taxaw bi nga xamante ni état bi taxawu na ko jëm ci wàllu ndox bi ñaareel bi mooy daaw nëga ni daaw laata màggal gi ci diir bu gàtt plan Orsec président de la république daf ko déclenché ñu gisoon ni jamono yooyu bassin bi nga xamante ni moo nekk Kër Ñang ndox mi da daan walangaan ba nangu kër yi fa nekkoon yëpp di walangaan ba dem Ngëlëmu jàll dem Ngiraneen ba nangu kër yi nekk foofu yëpp ba kenn mënu faa jaar ci saa si bi ñu ko yëgee ma convoqué benn réunion ak directeur général ONAS bii toog yaakaar naa ak sëriñ bi yow tamit jokkoo nañ ci ñu waxtaan ci biñ ci waxtaanee woo société yi nga xamante ni seen xam-xam bi màcc na jëm ci loolu société bi ci njëkk a jël engagement wax ni mën na koo def bi ñu demee ba ci biir directeur général ONAS wax ni ñu kii li mu wax ni mën na ko mënu ko ci diir bu gàtt bi nga xamante ni la ne ci la koy def mënu ko ci koppar yi nga xamante ni la wax ni ci la koy def ñu dem ba dajeek beneen société bu wax SVTP ñu liggéey ci ak ñoom mu nekk loo xamante ni ci saa si dafa am 4 milliards boo xamante ni war nañ koo génne ngir def ko ci bi ma wooyee président de la république ci téléphone wax ko mu ni ma ci saa si wool ministre des finances maa ngi koy jox ndigal ci saa si mu génne 1 milliard ñu tàmbali liggéey bi ba loolu taxoon na laata màggal gi liggéey bi sotti loolu moo waral bassin wu Kër Ñang bi ñu yokk fa capacité de pompage bi 2100 mètres cubes def fa yeneen ñaari conduite yoo xamante ni benn bi dafa dem Daaru Rahman sur 7 kilomètres 500 beneen bi def pof bi ndaxte dafa am déviation bu ñu ko jaarale mu nekk ci 9 kilomètres 500 loolu waral ren bu ñu demee Kër Ñang kër yi nga xamante ni ñi ngi wër bassin bi ndox nekku fa altine bii weesu bi ma demee Touba ci visite bi PK 9 bu Ngëlëmu bi ma taxawoon am na benn jeune benn xaleel bu ñëw di waxtaan ak man ni ma lii ngeen def baax na pompage bi ngeen def mu jëm kër Kàbb baax na waaye suñu sañoon liggéeyu forage rabattement yi bu jàllee ñu xool
réseau bi naka lañ koy gën a mën a yéwénalee ma ne ko loolu mi ngi ci yoon ndax programme mu 23 milliards la mais dafa am phase d'urgence bi mooy li ci gën a jàmp gën cee nekk itte fi mu ne laata ñuy yegg ci màggal gi mooy fexe ba ndox bañ fay am ma laaj ko ni ko fii ñu taxaw nii ci PK9 Ngélémou ndax daaw mënoon nañ fay taxaw mu ni ma déedéet ma ni ko ndax ndox am na fi ren mu ni ma déedéet ma ni ko loolu nag liggéeyu état la parce que état moom moo def investissement yi ci war ba ñu rabattre ndax bi ba ñu yokk capacité bassin bi ba pomper ndox mi ba foofu di PK9 bu Ngélémou ndox amu fa ba benn ndox mënu fa wala ngaan jëm Ngiraneen mu rafetlu ko mu doon loo xamante ni tamit jaadu na parce que loolu mooy liggéeyu état léegi ci biir waxtaan bi maa ngi laaj ndax forage wu F4 bi nga xamante ni moo nekk Kër Ñang ndax liggéey bi ci waroon def nañ ko ñu wax ma ni def nañ ko li ma jublu ci wax ji mooy leeral ni am na jéego yu rëy yoo xamante ni état bi def na ko jëmale ko ci wàllu assainissement bi te buñ ko xaymaa dugal si loolu di 23 milliards yi dafay nekk 48 milliards yoo xamante ni def nañ ko ci assainissement mais def nañ ko tamit ci eaux usées Touba nii la baaxoo il faut ñu ciy waxtaanee ci yu bëri sottante ci xalaat ngir mën ci am ay solution